الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. bokk yi seetaan seen télévision RDV ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara, di leen balu ak tey baal ñëpp, di ñaan ci borom bi subhanahu wa taala yenn yàlla boole ñu jéggal ñu ci yërmandem yu yaatu. ñoo ngi sant ti yàlla beneen yoon ci fekkee gi ak tal gi ba fas yéene àndaat ak yéen ci beneen jotaay bu bees ci seen biir émission Nidaa'ul Iman. mu nekk émission bu nga xam ne baaxoo ngeen alxames bu nekk ci waxtu wi ngeen di ci ànd ak RDV. mu nekk benn ëtt bu dañ fi dalal ay borom xam-xam ak i gëstukat di seq ak ñoom waxtaan ci ay tomb yi fasanti ko. ci kaw loolu ñu ngi ziyaare mboolem ñu mës a jaar ci plateau bi di leen ñaanal yenn yàlla xëcc seen fante yenn yàlla barkeel seen xam-xam. seen émission Nidaa'ul Iman dafa ñëw fii ci Scat Urbam fekk si fi kenn ci kàngam yi nga xamante ni ay arabisants lañu, nekk journaliste bu mag bu ñu ràññee, xam ko ci terrain bi ci wàllu l'islam ak combat yi nga xamante ni mu ngi koy def ngir intérêt jullit ñi waaye ngir intérêt l'islam. mu dee al oustaz Fadel Gueye. oustaz Fadel Gueye mooy directeur général bu Réveil, benn journal buy génn ci arabe ak français fii ci Sénégal, nekk directeur général bu Horizon Nouvelle, moom benn journal la bu bees bu nga xamante ni dafay nekk ci di waaj a génn. oustaz Fadel Gueye moomu mooy sunu gan tey. oustaz ñu ngi lay nuyu di la ziyaar, di am kontaan bu baax ci dalal bi ñu dalal fii ci sa béréb. rax ma ne temps bi ak jot gi mayewut ko, waaye nga may ci sa temps loo xamante ni dañ ci mën a jàkkaarloo ak téléspectateurs yi waxtaane li nga xamante ni dina yitteel réew mi, dina yitteel askan wi. ci turu RDV ak ci turu islam yi ñu ngi lay wax salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Cheikh Baye maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax, di nuyu su mbokk yu baax yi nga àndal, nga xamante ni daanaka damay wax toujours ni média moom toujours ñi nga xamante ni ñooy soldats yi gars yi duñ leen bàyyi xel, te ñoom lu baax lu nekk ñoom la, ku am visibilité ku nekk ñoom la. di leen nuyu bu baax a baax, di leen exprimer sama contentement bu baax a baax ci ñëw gi nga ñëw tey seet si ma. di nuyu waa RDV yëpp, commencé ko ci kilifa ga ku mag ka ko jiite, wàcc ba ci suñu xarit suñu mbokk al oustaz Cheikh Tidiane Bitèye. di la nuyu yow aussi bu baax a baax, di nuyu mboolem téléspectateurs yi nga xamante ni ñu ngi topp toujours RDV di télé bu am solo boobu. di kontaan nag bu baax a baax ci dalal gi nga ma dalal ci émission bu am solo boobu di Nidaa'ul Iman, nga xamante ni bokk na ci émission yi nga xamante ni vraiment boo référence la fii ci Sénégal. Cheikh Baye. oustaz Fadel Gueye dañu fas yéene seq ak moom waxtaan, te comme moom ci métier mi la nekk, dafa am question bu ñuy laajte te moo di ndax journalisme métier la wala mission la. mais laata ñuy ñëw ci waxtaan bi, sa diggante ak al oustaz Sidi Lamine Niass lu ñu xamoon la, xarit ak wëllëre ak ànd boo nga xamante ni bu yàgg la. ci turu desk islamique bi ñu ngi la koy jaale. jërëjëf, maa ngi la koy jaale man tamit di leen delloo njaal mi, ndax damay wax toujours ni oustaz Sidi moom ku la ko jaal tam wax dëgg yàlla dafa baax rek, waaye kenn ku nekk mën nga koo jaale su morom. mu nekk une grosse perte, waxuma rek pour l'islam, waxuma rek pour Sénégal, waaye pour li nga xamante ni tey mooy thème waxtaan wi muy métier tas xabaar. wax dëgg yàlla perte bu mag a mag la. yaakaar naa ni ku mel ni Sidi Lamine Niass ku ko ñàkk ci am réew vraiment di nga yëg wéetaay wu mag a mag rawatina nag jamono yi nga xamante ni ci la ko yàlla yóbboo. waaye moom wax dëgg yàlla li nga xamante ni moo ñuy dalal rek mooy rafet njort bu ñu rafet njort ci moom. parce que combat am yëpp wax dëgg yàlla dundam yëpp dépp muy ndaw ba tey mooy lépp loo xamante ni luy sagal lislaam la, lépp loo xamante ni luy sagal doomu aadama la, lépp loo xamante ni luy défendre àqi ku ñu tooñ la. daanaka dundam yëpp ci loolu la ko ci la ko passé. dem na ba sax dañ doon wax naan kër gi nga xamante ni mooy këru tas xabaar gi mu sos, dem na bu tudde ko la voix des sans voix,
kon kooku day wane ni yàgg naa taxaw ci jafe-jafe askan waaye tamit yàgg naa taxaw ci côté li nga xamante ni mooy population yi kooku bu ko yàlla jëlee tey ak rôle yu am solo yi nga xamante ni doon na ko jouer position yu am solo yi nga xamante ni doon na ko jël ci lépp loo xamante ni duy défendre diine la lépp loo xamante ni duy défendre jikko la ay vertu ak aussi lépp loo xamante ni luy consolider la li nga xamante ni mooy démocratie ak liberté d'expression ci Sénégal kon ñun aussi vraiment ñu ngi la koy jaale di ko jàllee waa Sénégal yëpp di ñaan yàlla bi nga xamante ni moo ñu ko joxoon moo ko jël yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla jégal ko mboolem bàkkaar boo xamante ni defoon na ko fi te rafet nañ ci njort yàlla daal def ba nga xamante ni fa la tëdd tey ca Kaolack nekk jardin ci jardin àjjana yi. Cheikh Baye amiin yaa ilaahi jërëjëf sa ko pour ñu ñëw ci tomb waxtaan bi tas xibaar métier la wala mission la maanaam ndax risaala la wala mihna la en tant que journaliste. jërëjëf man dama yaakaar ni métier tas xibaar ñaar la parce que métier la ñuy wax métier tas xibaar mën naa ni mën na nag mu ñaar yëpp métier la mais mission la aussi métier la boo xamante ni pour mu réussir il faut ki nga xamante ni mooy journaliste bi yëg responsabilité ci ni moom mission la yore su ko yëgee rek affaire bi day équilibré la mu ca war a am te mooy di nit di doy métier mooy tedd ci tere ci sa njaboot dina ko am waaye tamit di nga xamante ni mooy conscience professionnelle am dina ko guider ba lépp lu muy dugg information bu muy génne bu nekk mu jiite ci conscience professionnelle boobu jiital li nga xamante ni mooy mission bi nga xamante ni moom lay dox te mooy éduquer informer et distraire ñett point yooyu mooy yi nga xamante ni daanaka mën naa ni moom mooñ journaliste yooyu nag leen lu ci nekk am mission la bu ñu nee éduquer ku ne xam ne ne éducateur mi mission la yore waaw bu ñu waxee informer ki nga xamante ni mooy informer nit ñi fexe ba nit ñi xam lii xew kooku aussi vraiment ku ne xam ne ni li muy yor lu am solo la waaye tamit nag distraire ndax àddina tamit nag dafa laaj parfois doomu aadama day soxla féexal xolom day fexe day soxla toog ba ci yàgg nag mu bàyyi lépp li nga xamante ni mooy réalité yi jéem a fàttalu tuuti ay problème yooyu yëpp nag journaliste bi am na rôle bu mag a mag boo xamante ni war na ko ci jouer ci société bi Cheikh Baye. buñ ñëwee ci ñett yooyu nga xamante ni moom nga tudd di éduquer ak informer ak fexe ba nit ki fexelaat ba boppam pour mën a waajalaat li nga xamante ni moo nekk ci kanam donc loolu bu ci nekk dafa nekk rôle bu nga xamante ni bu am importance la mais importance bi naka la day ak naka la ko média yi war a téye xam ne lii taasiram ci mujtama bi nii la war a toll. dëgg la man dama yaakaar ni Cheikh Baye journaliste wala boog journalisme de manière générale bëri na ñoo xamante ni ñu ngi ciy yëngatu ci Sénégal mais xamuñu sax loolu. parce que da ngay gis ni léegi suñu journaux yi boo ko ubbee moo xam presse écrite moo xam presse parlée wala bokk yi nga xamante ni mooy télé lu ñuy gis wala lu ñuy bind wala lu ñuy dégg daanaka rarement ngay gis journaliste bi joué ci rôle éducateur rarement dafa mel ni li ponk bi nga xamante ni moo ëpp solo mooy rôle éduquer fexe ba citoyen bi nga yar ko ci sa plume wala nga yar ko ci sa kàddu wala nga yar ko ci say gestes yoo xamante ni bu fekkente ni télé la ñuy wax dafa mel ni loolu journaliste sénégalais bi moom de manière générale am na ñoo xamante ni gaa ñu ngi koy def dafa mel ni dañ cee ñàkk référence wala boog dafa laaj ñu jéem a nafaraat métier journalisme mooy lan puisque dafa mel ni deuxième bi daal lañ gën a faral jël mooy informer te informer gi aussi naka la ñuy informer dafa mel ni sax information bi nga xamante ne le peuple daf koo soxla ci war koo xam sax daanaka moom itteelu journaliste léegi bi li ko gën a itteel dafa mel ni mooy fait divers loolu nag la koy waral souvent mooy bëgg a jaay sa journal bëgg vraiment ni lii xew na maa ko njëkk a génnee ay musiba naaru laay daal la ñu gën a sawar est-ce que nekkul aussi que ne ñoom nit ñi ñoo leen orienté wan ne ñun lii moo ñu intéressé moo tax ñu dem ci côté boobu. non c'est que loolu nag moom la ñu war a bañ c'est-à-dire journaliste bi moom la nit ñi war a topp mais moom war a topp nit ñi
parce que xam nga comme ni ñu ko xamee journalisme vraiment moom pouvoir la pouvoir bu rëy la sax pouvoir parce que am na ñoo xamante dem nañu ba ni mooy quatrième pouvoir waaw bu exécutif jàllee parlementaire jàll ak judiciaire dañ naan journalisme mooy quatrième pouvoir bon loolu nag bu fekkente ni yow xamuloo dayoo bi xamuloo vraiment li nga xamante ni moom nga représenté kon daanaka soo boo nga bàyyi métier bi nag boo toogee bay topp nit ñi ci ñu lay génneloo ay yoo xamante ni bu ay futilité la ay diw de fekk nañ ko ci restaurant ba ma ngay reer ma nga doon fekk nañ ko koo xamante ni benn jigéen lay reerandool foofa wala ngay ne diw de vraiment romb nañu ndaw sële ma ngay fecc ma ngay génnee ay cëram maanaam loolu c'est tellement banal par rapport ak métier bi nga xamante ni yow moom nga yore en tant que journaliste. am na ñuy gis ne jàpp ne xëy na ñàkk jàngi métier mi aussi bokk na ci li koy waral bu ñu xoolee comme ku mel ne man sama kalaat nga xamante ne xëy na jànguloo métier mi mais am nga làmmiñ bu saf boo xamante ni boo waxee nit ñi déglu la est-ce que loolu it bokk ci facteurs yi koy waral. non xam nga Sénégal nag li fi nekk mooy métier mi moom gaa yow moom macha allah ku la xam-xam ni xam nga ko bu baax a baax mais li ma bëgg a wax mooy. Sénégal moom dafa mel ni nit ñi dañ dem ba yëf yi xameetuñu kan mooy journaliste xameetuñu kan mooy bu animateur xameetuñu kan mooy communicateur ñett la yoo xamante ni benn bokk ci ak sa morom dafa mel ni léegi surtout léegi mi nga xamante ni léegi technologie dafa avancé fi mu nekk nii dafa mel ni léegi réseaux sociaux yi daanaka kenn ku nekk léegi journaliste nga presque kenn ku nekk mën naa ne léegi journaliste nga mais bu ñuy wax journalisme mooy ñi nga xamante ni vraiment xam nga règle yi parce que métier moo gis aussi dafa am lu ko tënk. dafa am règle yoo xamante ni moo ko tënk ci la yëf yi di war a dox ci lay war a jaar yow mi nga xamante ni yaay journaliste bi war nga teg toujours sa kanam ni sa responsabilité bu mag a mag la c'est-à-dire réewum démocratie wala boog réew rek sax mu mën a nekk citoyen bi dafa am droit ci xam droit à l'information ka koy xamal nag du imam ba du président de la république ba du député ba mais journaliste bi moo ko war a xamal lii xew moo tax journaliste dafa mel ni toujours moom li mu war def toujours rek mooy daw ci ginnaaw xabaar fexe ba toujours muy am information bu amee information aussi bu mu am rek ñu ko nangam xew ne rek mu tëb rek daal di génne mais na vérifier information bi est-ce que dëgg la wala du dëgg na découper na jéem a découper jéem a vérifier jéem a xool même sax bu laajee mu def synthèse mu def ko avant muy génne information bu boobaa nag léegi moom mën na def commentaire am bind en tant que information juste et vrai journaliste bi du kuy nekk un donneur de leçon comme ni ñu koy gisee ci Sénégal léegi journaliste boo xam ne da ngay toog sa télé rek presque lu ma 2 heures de temps di wax mel ni kuy joxee leçon loolu du sa rôle yow en tant que journaliste yow li ñu la wax mooy informel bul yokk bul wàññi commentaire yi nag moom nit ñee koy def. ci nga ñi ngay soo xasee ba daw ba am xabaar bi ba génne ko ba nit ñi xam ko léegi nag li nga xamante ni mooy commentaire yi moom libre na nag ku mu neex mën ngaa joxe sa xalaat waaw loolu moo tax ñuy wax ni alxabar muqaddas wa taali xor information dafa sacré bon commentaire nag moom libre na fu nekk yaay xool na nga ko gisee mais yow daal li la war daal mooy nga informer kooka bokkul ak ki nga xamante ni moom animateur la dañ laa teg fii pour ngay bu animer moo xam ngay animer ab émission wala ngay animer ab ay li ñu tuddee xawma musique wala da ngay lépp wala loo mën a def mais li nga xamante ni nag mooy ki nga xamante ni moom day def li ñu tuddee chronique mi ko kooka aussi ci journaliste la bokk ci journaliste mi la bokk ci métier mi la bokk parce que day jàngat ay fait lii fee la mu toog jàngal ko de wax ko pour nit ñi gën a xam lañ si jublu kooka kenn mënu koo génne ci métier mi mais animateur bi moom na xam ne animateur la rek yaa ngi dégg ki nga xamante ni aussi tamit wax dëgg yàlla alors dafa nekk ci kër gi rek yàgg na fii xëy na di jaay am yoo xam ne sax da nga ne fii di jaay café sa café Touba taw ba ci yàgg yi fi kii rek jox la micro nga génn ci mbedd mi laaj xalaatu nit ñi ak yooyu génn daal di ni benn journaliste la loolu vraiment sabati métier mi la wala nga gis koo xamante ni du ko mës a jàng maanaam du mës a def li nga xamante ni mooy ba théorie bi xamul déontologie mooy lan xamul éthique mooy lan xamul métier journalisme lan moo ko tënk journaliste bi nan la war a comporté woo nan la war a def bu amee information nan la ko war a
jàngatee avant mu koy génne xamu ci dara nga xëy rek ni ko léegi ñëwal ci rédaction bi loolu nag alhamdulilah ba bëriwul ci presse écrite ndax presse écrite moom da ngay prouver rek wala nga ñàkk a prouver fi mu gën a bëri mooy ci rajo yi. micro waaw micro moom daa yomb. micro dafa yomb moom vraiment pour nekk journaliste dafa yomb trop waaye léegi nag li gën a garaawati mooy léegi réseaux sociaux yi moom mooy musibam naar laay ku mu neex nga ubbi sa canal YouTube di génne lu la neex bu la neexee ba ngaa interviewé ne ku la neex daal di génne tas te nit ñi dañ koy consommer c'est-à-dire war nañu journaliste daal war na am conscience professionnelle war na koy guider di ko teg ci vraiment yoon woo xamante ni dina tax li citoyen bi di consommer mu xam lan lay doon li mu koy jox na xam lan lay doon parce que métier la moo xamante ni ñaari ñëw ko la am mën naa defar bu baax waaye nag mën naa yàq waaw métier mu doy waar la ñaari ñëw ko la bu la neexee tey mën ngaa taal réew mi tey bu la neexee nag mën ngaa defar société. parce que parfois sax ñu gis ñoo xamante ni dañ koy chantager kii autorité wala benn personnalité bu nga xamante ni am na lu muy représenté ci réew mi mais nga xamal ko dara menacé ko ca pour que yow defar sa affaire sinon nga kii ko. dafay am mais cheikh bi xam nga comme ni nga ko xamee fi mu nekk nii bëri na politiciens yoo xamante ni bu ñu tëddee guddi du nelaw ñu ngi xalaat revue de presse bi am suba est-ce que du génne seeni mbóot day am yooyu yëpp nag li koy waral aussi mooy vraiment njiit lu ñàkk a jub rek maanaam xam nga njiit moom bu xasee ba jub wóor na leen yow boo tëddee nelaw sa gannaaw bandak ragaloo journaliste bu bind ci yow mais bu fekkente ne yow da lay wóor ni yaa ngi jiite mais ni nga gouverner baaxul amul ba transparence amul dara wala xaalis bi nga xamante ne mooy xaalisu askan wi ñu jox la ko foo ci bëgg tamit da ngay tibb nu mu la neexee te journaliste bi su ko neexee mu def investigation def gëstu dem ba am ay information yu leer une info de taille boo xamante ni tey su ko bindee yow saa dina tukki ah kooka nag bu fekkente ni yow mi jiite amoo jikko yi nga xamante ni njiit moom la war a yore ci jub amoo ko ci ak njubal boo tëddee vraiment doo nelaw parce que yaa ngi xalaat boo xëyee ñu revue de presse la revue de presse bëri na politiciens yoo xamante ni da leen a tey nelaw moom lay ragal parce que am na benn wax sax boo xamante danañ koy askanale il paraît Fidel Castro waxoon na ne lim gën a ragal ci dundam mooy xalima journaliste. dëgg la du moom rek fi ne bu bëri fi nekk nii léegi la mais xam nga bu njëkk un journaliste bu mel ni Haykal ca Égypte kooka daanaka tànkam la daan ubbee buntu autorités yi newoon ba Égypte temps Jamal Abdel Nasser tellement que pouvoir bi ñu doon xam na lan la mais nag kooka moo doon kan ban journaliste moo mën a am possibilité yooyu dem ba am respect boobu mooy journaliste boo xamante ni xam na moom lan la représenté journaliste boo xamante ni day bàyyi lecteur bi wala téléspectateur bi di ko guider waaye moom moo war a guider parce que métier bi moo ko jàng xam na technique de la communication technique yi xam na information mooy lan xam na kañ lay informer xam na nan lay informer xam na aussi ñan lay informer journaliste bu mel noonu toujours wàccuwaayam vraiment dañ ko koy jox ne nii donte ne presse bi jaxasoo na Sénégal yi fi daanaka moom lépp ngi ci biir. suppu kànja la ku lu mën a ba dëbb rek. lépp rek daal di jóg rek ñu journaliste la waaye nag teewul ba tey ñi xàmmee ràññee xam nañu Sénégal am na fi ba tey ay journalistes yoo xamante ni ay référence lañ. léegi journaliste bi nga xamante ni dafa bëgg a réussir ci mission dafa bëgg a nekk saxafi boo xamante ni naajax la yan critère moom la war a làmboo surtout comme yow en tant que directeur général tey booy jël benn jeune boo xamante ni journaliste la yan critère moom ngay xool ci moom pour war ko mën ko. waaw mu mën a réussir. li ci ëpp solo d' abord li nga xamante ni moom laa njëkk a xool d' abord mooy déontologie boobu ma waxoon léegi ak éthique li nga xamante ni mooy condition yi nga xamante ni moom la métier mi teg ci ni journaliste bi il faut mu tënku ci liggéey tënku gi mu ciy tënku moo koy permettre mu préserver sa personnalité en tant que journaliste. bu yóbboo nga am benn pantalon benn jean ak benn chemise rek waaye bu la kenn jënd fexeel ba métier mi nga xam ni métier mu noble la même boo doon xiif bay bëgg a dee tamit la nga war a bind kenn mënta tee nga bind ko ndéem am nga information bi vérifier nga ko c'est palpable war nga koo génne kenn warul laa mën a ger ba nga bañ koo génne loolu man je crois que bien que c'est très important pour nit ki journaliste bi bàyyi ko xel. beneen bi ci topp aussi mooy li nga xamante ni mooy rapidité parce que bu
information dina am nga waroon a bokk te ñi koy njëkk a joxee jox ko sa organe bi nga bokk waaye sa càggante tax vraiment ñu jiitu la ci ñëpp génne koo pare nga doog koo génne kooku aussi vraiment métier bi daf koy bañ. li ñu tuddee sabqu saxaaf yi dafa am solo. waaw sabqu saxaaf yi fexe ba alors information bii nga xamante ni information de taille la ñëpp ko soxla nañu ko nga fexe yow ba sa organe. njëkk ci. loolu moom vraiment c'est très important. mais nag beneen bi nga xamante ni aussi nag mooy bi ma ëppal solo ci lépp moom mooy responsabilité am en tant que journaliste mu xam ko na nekk journaliste boo xamante ni mën na dem ci information investigation ba am info bu leer naññ ni am na dëgg la su ko bindee kenn du ko diffamé leer na waaye mu ni information bi kat su ma ko génnee mën naa yàq mën naa taalum réew mën naa génne secret d'état mu jël ko teg ko du ko xotti de mais na ko teg ba génne ko jot mu wutiwaat beneen information loolu je crois bien que journalistes yu bëree bëri duñ ci bàyyi xel te loolu lu am solo la gis nga bëri na ay violence yuy am Cheikh Baye ci réew yi la koy taal mooy journaliste ci ñàkk a xam responsabilité ñàkk a xam yan mesure lay nattee li mu war a génne est-ce que war na koo génne donte ni dëgg la su ko génnee yan conséquences lay am poser sa bopp ay questions toogal yow ànd ak sa conscience ni léegi lii kat wax dëgg yàlla kenn du ma ci tëj parce que information la waaye su ma ko génnee li muy jur est-ce que xam naa ko su ko defee léegi bu la wóoree ni bu génnee amul problème nit ñi dañ ciy jëriñu parce que dañoo war a xamal nga leen alhamdulilah baax na. mais bu fekkente ni dalee woon lii boo ko génnee tey mën naa taal réew mi nga bañ koo génne. loolu sax moo ñu yóbbee xam naa ñoo ci laaj la kon ki information su nit ki sa journaliste bi su ko amee vérifié na ko xam ne information bi wér na kon am na ay maayir am na ay facteurs yoo xamante ni mooy tax ñu war ko mën a publier wala ñu bañ ko publier. waaw c'est-à-dire maayir yi moom du passé c'est-à-dire xam nga léegi pays boo xamante ni dalay woon am na yoo xamante ni. ay information yu sensible la yoo xamante ni dalay wóor ni lii tey bu ma ko génnee mën naa indi problème bu mag a mag ci Sénégal mooy li ma waxoon sànq donte ni man fi ma ko jëlee fu leer la fu wér la mën naa koo leer donte ni sama source am naa droit bañ ko révéler c'est-à-dire fa nga ko jëlee bu la neexee nga bañ ko wax kenn mënu laa forcer en tant que journaliste ni la léegi sa source fan la kan moo la ko wax ba nga wax bu la neexee mën nga koo garder bañ ko wax mais génne bi nga koy génnee bu fekkente ne boo ko génnee tey jii mu nekk une bombe la gën mooy nga bañ koo génne toujours loolu laa bëggoon wax léegi maanaam tey du demee ni kii ay conflits yu sensibles yoo xamante ni tey jii doy na waar boo fàttali ko en 89 problème bi amoon diggante Sénégal ak Mauritanie ak suñu relation yi ñu am xamante ni dafa mel ni Sénégal ak Mauritanie benn réew la suñu mag ñi jaxasoo nañoo ñoom trop ñu bëri fa la ñu jàngee Mauritaniens yi nekk seen i taalibe fii ci Sénégal ñu dem bay reyante ñaari peuple yi la ko waral lan la information waaw yu mel noonu maanaam tey jii ñi nga xamante ni ay rëbb la ñu woon yaakaar naa xawma ay pêcheurs yoo xamante ni début bu fa la tàmbale woon Mauritaniens yu xeexub Sénégal rey ko nga joxe information bi na nga ko joxee ak na nga ko waxee ak ni naar yi ñu ngay rey Sénégal yi ca Nouakchott xale yi Sénégal itam daal di jóg naar bu ñu gis rek war ko rey nañ fi naar yu bëree bëri te loolu information moom moo ko waral loolu benn exemple bu ndaw la waaye am na yeneen yoo bëri yoo xamante ni aussi daf koy am maanaam tey conflit yi am ci benn réew da ngay nekk ci benn réew moo xam muy Sénégal moo xam muy feneen am ñoo xamante ni ay ñu tuddee influences yi la ñuy doon maanaam léegi dañoo bëgg indépendance ñoom dañoo bëggatuñoo bokk ci réew mi parce que gisuñu réew mi gisuñu seen bopp ci réew mi dañoo bëgg a bëri seen yëfi bopp alors yooyu état di négocier di seet nan lay fexee ba ñooña ñu satisfaire leen bu fekkente ni dañu soxla infrastructure ñu joxal leen ko bu fekkente ni dañ xaw a sori bu éloigné dëkk bi ñu fexe ba mu jigee ci ay tali wala ci ay pont ci ay nangam fexe ba defar leen ay hôpitaux defar leen ay nangam di seet ñu leen fexee ba indiwaat leen yow nga jékki-jékki rek bind
ni kat ñee la ñuy wax mooy dëgg parce que am na réew boo xamante ne fee nangam ñoom fexoon nañ ba loolu réussir ñu ko nangam ak nangam maanaam yu ma noonu laa wax ni la ay responsabilité la yoo xamante ne yow fa muy conséquences yi doo xam fan lay yem waaw tey jii ay élection lañ jum lañ jëm am na nu ñuy def rek dina indi jéye yoo xamante ni kenn du xam nu mu toll journaliste bi war na cee jouer rôle bu mag a mag a mag war naa xam lan mooy rôle am ci apaiser lan mooy rôle am ci fexe ba élection yi jàll ci jàmm ak salaam te loolu ñoom kenn dàqu lañ ko ñoo ko mën imam mën nañoo jouer rôle parce que imam parfois dina jouer rôle communicateur mën naa ne sax rôle journaliste parce que imam mooy kenn koo xamante ni yàlla may na ko ci semaine bi dina taseeg dina jàkkaarloog ay junni nit une fois par semaine ñi ngay taseel sa discours ba nga xamante ni moom ngay def sa xutba ba war ngaa fexe ba actualiser ko fexe ba mu nekk discours bu ànd ak actualité la nga bëgg a jàllale nga jàllale ko ña nga war a sensibiliser nga sensibiliser leen fexe ba xamal leen yan taxawaay la ñu war a taxaw ci li nga xamante ni moom lañu jublu muy ay élection wala xew-xew bu mën a nekk malheureusement nag Sénégal dafa mel ni imam yi ñu ci bëri xamuñu rôle bi dañuy yaakaar ni rek xutba moom looy barkeeloo la am na ñoo wax imam yoo xamante ni daanaka seen xutba yi lu ëpp siècle ñaar téeméeri at lañ ko yoroon seen maam yee bu ñëwee nga jël kayit ga léeg-léeg da ngay dem ba mu nekk papier bu màggat sax mais da nga koy jël kol fexe ba yow daal moom da nga fexe ba liir loola rek loola nag nekkul woon rôle imam yow mi yaa ma ko gën a xam bu fekkente ni topp nañu diine rek mooy imam bi war na fexe bay informé wu di xam liy xew dafa di informé wu di xam liy xew fexe ba ajuma bu toogee jàkkaarloo ak jullit ñi mën leen a indi lu bees la mu leen di indi ci information war na leen a wax gindi leen orienté leen ba ñu xam yan taxawaay lañ ci war a taxaw nan la ko lislaam gisee lan la lislaam digle ci xew-xew bii di ñëw ñoom ban comportement lañ ci war a am loolu nag la koy maye mooy nga fexe ba ñi ngay toogal ñu di leen jiite dégguñu arab majorité sénégalais bi nga xamante ni tey ñooy dem ci mosquée yi ajjuma jumaa joo dem day fees dell day ñëw pour déglu xutba mais ñu ci bëri duñu jëriñu parce que imam bi xutba bi ci arab la koy def ñaañi rek lañ xam fi ñu bàyyi waxee amin moom xam nañ ko bu jotee ñu ni amin waaw day dem ba mu mujj ko mo xaw ko mokkal dañ koy mokkal moo tax ma yaakaar ni fexe ba di waxe xutba yi bu arab mënta ñàkk aussi mën nañu cee barkeelu tuuti ci arab bi jàng juddi ci yonent bi sant yàlla juddi ci yonent bi wax hadis wax ay alxuraan wax nangam waaye nag la ci des na nga def ko ci olof fexe ba ñi ngay waxal li ngay wax ñu xam lan lay doon loolu je crois bien que aussi lu ci am solo la. kon mu mel ni ki yéen ñi nga xamante ni yéenay jiite këru presse yi seen responsabilité ci ñi ngeen di liggéeyloo xam responsabilité bi nga xamante ni moo nekk ci kàddu soit da nga koy looy bind la ou bien looy wax la responsabilité la boo xamante ni bu rëy la parce que loo xamante ni paaka ñaari boor la mën na defar ba faw mais mën naa yàq ba faw loolu balaa muy génn ci làmmiñ di traverser micro wala muy génne ci xalaat di traverser bic ñuy koy bind nit ñi di ko lire war na li yéen war ngeen leen laa yee xamal leen responsabilité boobu lan naka la day ak lan moo la ci war a mën a fekk su fekkente ni fitna judd na ci. non loolu lu am solo loolu sax daanaka du yem rek ci kër yi question bu am solo la du rek yem ci këru presse yi sax waaye dafay war a law ba journaliste bi war na tout le temps ñu leen defal li ñu tuddee recyclage too ba ci yàgg nga oo leen tàggatal leen former leen barki démb rek ñu ngi ñu invité ci waqf ñuy waxtaane lan mooy waqf ci l'islam associé ay imam associé ay journaliste mais journalistes yi am ci ko posé question bu am solo mooy ñun en tant que ay journalistes duñu mën a jàllale information seen daje bi parce que xamuñu waqf mooy lan li ñuy ñaan mooy yéen ngeen defal ñu formation ci waqf en tant que ay journalistes yoo xamante ne ay jullit lañu ba ñu xam lañ mooy waqf suñ ko xamul duñ ci mën a informer kenn mais loolu c'est très important kàddu dafa nekk lu doy waar Cheikh Baye gis nga ki nga xamante ne moo yore plume am wala ki yore micro war na fexe ba bala moo àddu rek xam ni muy àddoo naka la
ak ci leen lay àddu c'est très important parce que su xasee ba nit tëll rek mën naa defar ko mën naa yàq comme ni ñu ko waxee woon léegi moo tax toujours ñi nga xamante ne ñoom nga yore ñuy ay journalistes yu liggéey ak yow da ngay sensibiliser ba sonn da ngay wax ak ñoom ba sonn parfois nag tentation yi dafay bëri parce que journaliste boo xamante ni yow léegi da nga ko yónni ni ko demal defi reportage mu war a dem jëli information te buy dem doo ko jox paas du xam sax moom du am sax lu mu jëlee oto pour dem defi loolu mu dem ca makkaan ma xew-xew ba moo xam ab ministre woote wala ab directeur société moo woote wala kan moo woote. en tout cas ñëw nañu wuy ci conférence de presse la ñu pare kenn ku ci nekk nga jël say enveloppe ku ci nekk nga jox ko ab 100 000 francs wala 50 000 francs ça dépend wala nga woo kenn mu ñu ko passe me voir mu ñëw ci yow nga yëkkati benn enveloppe bu 500 000 jox ak kooku bu fekkente ni tey jii nekkul koo xamante ni conscience am moo koy guidé su ñëwee mën naa bind lu ko neex waaw foofu nag moo tax les patrons de presse am nañu responsabilité bu baax a baax fexe ba ñi nga xamante ni ñooy seeni journaliste yi liggéey ak ñoom ñu fexe ba di leen satisfaire leen ci ay salaire satisfaire leen ci salaire yu baax satisfaire leen aussi ci lépp loo xamante ni seen droit la ñu war ko am c'est très important loolu di nag de dafay sauvegarder kër gi ak réputation kër gi nga xamante ni mooy këru tas xabaar gi nga xamante ni moom nga jiite bëri na nag ñoo xamante ni wax dëgg yàlla duñ jël sax yooyu am na ñoo xamante ni tey moom boo leen joxe paas duñ ko jël man xam naa Sénégal ay journalistes yoo xamante ni amuñu benn moyen waaye même bu ñu demee defi reportage bu ñëw paas yooyu ñu jox journalistes yi sax ñoom duñ ko nangoo laal parce que danañ ko aaye amuñ ci droit jóge naa fi ñu invité ma je crois Riyad la woon benn conférence bu mag internationale bu ñu doon def ci le terrorisme bi ma demee tase naa fa ak journaliste bu jógee Le Monde jógee Paris ñëw am na ku jógee BBC Angleterre ñëw am na keneen ku jógee Abu Dhabi am na Afrique am na ay Marocains am na yépp bi ñu demee ministre de l'information bu Arabie Saoudite ñu moo ñu invité woon 5 étoiles bi ñu yóbbu ñun moom en tant que africain xalaatuñoo fayal suñu bopp dañuy ñëw alors kenn ku ñu nekk ñu jox la sa caabi nekk sa chambre restaurant bi aussi open la ndekki añ reer da ngay lekk mais ma gis journaliste bi soxna si jóge woon ci Le Monde ni moom du nangu ñu jox ko chambre moom mooy fayal boppam gars yi ñi ko non yéen suñuy ay gan ngeen ñoo leen invité mu ñu non man organe bi ma yebal daf jox na ma sama charge yépp am naa prise en charge jox nañu ma li may fayee chambre bi jox nañ ma li may lekk xam nga naar ndeysaan dañoo bëri teraanga bu ñu amee gan ñoom mënuñoo comprendre invité la nga ñëw ba pare di fayal sa bopp ndaw si nit ñett moom daal amul droit ñu koy loger moom moo war a loger boppam kan jógee BBC aussi même chose kooku góor la moom ma ne ko man ñëw ci moom ni ko waaw xam nga gaa li ngeen di wax moom dëgg la c'est vrai mais xam nga fii moom monde arabe moom dañoo bëgg teraanga pour ñoom bon aar la bu mag a mag aar mooy nekkul lu rafet ñu am gan ba pare gan ngir fayal boppam mu ne non fële booy ñëw la nga war a def yépp ñun dañ la koy jox boo ñibbisee aussi ñun am na droit bu ñuy fay bu fekkente ni tey dëkk nañ ci néeg bi ñoom ñu fay ko wala ñu lekk ci restaurant bi ñoom ñu fay ko ñun boobaa vraiment dañ trahir suñu conscience bu professionnel parce que li ñu fas yéene mooy fii ñu ñëw tey duñu fi gis lu nekk ni ñu ko gisee noonu lañu koy nettalee duñ ca yokk duñ ca wàññi nga xamante ni ñun africains yi ñun wax dëgg yàlla man nag ñu jóge woon Maroc ak Mauritanie ñun moom wax dëgg yàlla ñun amuñu. ñu yooyu am mooy li ñu ko am waaw ñun daal ñoo dëkk bu ñu demee lekk ba suur delluwaat ci suñu chambre toog waaye ñoom ku ci ñëw sa carte ngay génne carte même ci restaurant bi nanguwuñu ñu yóbbu leen nii ndékki nii añ nii reer xam nga mooy yooyu nag ñun amuñu ko. kon métier mi amul xaalis. métier mi moom daanaka mooy métier mi gën a métti ci métier yi bu amul xaalis waaye nag bu fekkee am na fu muy àgg mën nga fexe ba satisfaire selon réew ma ngay nekk réew ma mu nekk mën nga fexe ba journaliste bi vraiment même boo ko joxul mu ni gàññ it wax dëgg yàlla mën nga ko jox loo xamante ne mën na faj ay soxlaam ba vraiment kenn du ko mën a corrompre
ci dox digganteem ak def li nga xamante ni mooy mission comme ni nga ko tuddee tàmbali bi wala boog li nga xamante ni mooy devoiram ci informer citoyen yi. métti mu nit ki lépp lu muy yëngatu di ci liggéey accident mën na ko caa fekk accident boo xamante ni léeg mën na dem ba yegg sax nga am ak yoon la yoo gis nañ fi ci jamono yee passé yàgg nañ ko tudd sax mais defe naa mujj na nekk loi ñu naan président kii na ko tawxee na ko wala tawxeegul ko dépénalisation de la presse. délit de presse. waaw léegi maanaam journaliste bi nga xamante ni dafa def njuumte ci biir liggéeyam alors ngeen demandé buñ ko tëj or que médecin bi su ko defee ñu tëj ko jàngalekat bi su ko defee ñu tëj ko militaire bi politicien bi waaw ku ko ci maanaam nit ku nekk ñeneen ñi daal ko ci xamante ne am nga problème accident ci sa métier yoon mën na laay topp mais bu dee yéen la ngeen na du ko foofu loolu moom yéemewul waaw pourtant yéemewul ah yéemewul lool xam nga parce que dafa nekk ñaari société ci benn réew. waaw ñii mën nañ leen tëj mais ñii kenn du leen tëj. dëgg la xam nga li koy waral mooy dafa war a xewi ci àddina bi tëj journaliste puisque joxe na information xam nga journaliste bu citoyen la comme ñëpp comme ni nga ko waxee léegi mook téere bi ñoo yem mook maçon bi métier la ci métier yi. ki nga xamante ni moo ko doon di journaliste bi aussi wax dëgg yàlla bu fekkante ni tooñ na war nañ koo yar war nañ koo sanctionner waaye métier mi nga xamante ni moom la journaliste bi yore am solo gu mu am solo ci informer ak relation yu heurté yi nga xamante ni seetlu nañu ko entre journaliste yi ak régime politique yi ak bu mën a nekk toujours da ngay seet ni relation yi du nekk relation yu neex lool pouvoir ak presse partout dans le monde na du nekk relation yu neex lool ndax li koy waral mooy ki nga xamante ni moo nekk ci pouvoir information yi journaliste bi soxla ñaare du ko jox li gën a bëri dinay informer gaa c'est-à-dire pouvoir politique bi dinay informer mais di mën na tamit jox journaliste bi information pour mu xamal ko waa réew mi xamal ko waa dëkk bi waaye ñoom dañuy calculer kañ lañ ko war a génne kañ lañu war a génne information bi par contre journaliste bi moom li mu yàkkamte mooy jot ko moom ba tas ko ci àdduna bi ba tas ko ci réew mi ba ñëpp xam ko moo tax toujours seen diggante du mën a neex politicien bi dafa bëgg li muy def ñëpp fermer ci les yeux yaa ngi dégg ñu nekk léeg-léeg ñu faagaagal démocratie léeg-léeg ñu néewal doole journaliste léeg-léeg ñu fu ñu war a defee seen li nga xamante ni mooy seen bu devoir du ñu ko def te ñu kenn du ko wax journaliste bi nag rôle am mooy fexe bay xool maanaam manque yooyu nga xamante ni tey jii ñoom ñoo ko waroon taxawee ndax dañ leen a fal pour loolu ki la élire ni la yow yaa jiite réew mi yépp sa mbubb ma ngay sol ñoo la koy jëndal oto ba ngay yor ñoo ko jënd fa nga tëdd daanaka yow alalu askan wi ci ngay dundee ci ngay tukkee sa avion ci nga ko jënd ci ngay demee di ñëw war ngaa fexe ba li askan wi soxla nga di leen ko jox li nga xamante ne aussi mooy lu jafe ci ñoom nga fexe ba mu yomb ci ñoom maanaam daal jaamu askan bi nga war a nekk ndax askan bi dalaa tànn pour nga jaamu seeni soxla bu contraire bi amee nag ki nga xamante ni moom moo mën a dugg ci biir gas fexe ba xam mbóot yi ne ci ginnaaw ki nga xamante ni moo yore pouvoir ak lan moo dox digganteem ak loola mu war a mën a nekk est-ce que njuuj njaay la ci jublu est-ce que dafa war a jël alalu askan wi dépenser ko ci anam yoo xamante ni jaaduwul yooyu nga xamante ni journaliste bi daf koy gëstu di creuser pour mu génn mu informer mu xamal ko nit ñi loola mooy tax nga xamante ni moo nekk moom mooy bu exécutif bi du jubóog journaliste bi te journaliste bi nag métier am lay def bon bu fekkente ni dem na ba informé wu comme ni nga ko waxee léegi mën naa juum joxe information boo xamante ni xaj na juum na ci mën nga koo diffamer diffamation bi mën naa nekk leen maanaam léegi mën nañu koo daan
mën nañu ko teg daan c'est-à-dire nit ki bëri na Sénégal dañoo bëgg tëj mais am na yeneen pexe yoo xamante ni mën nga ko def. ay xeeti daan yoo xamante ni du doon. du nekk tëj waaw mais journaliste bi dañuy wax léegi journaliste bi ak imam bi moom prison nekkul seen place puisque dañoo am solo ci am réew dañoo am solo ci li nga xamante ni mooy démocratie. xam naa ñàkk courant Oustaz Fadil mi daal. dañuy yaakaar ne damaa far imam la. non dañuy yaakaar ne damay far mais loolu day tax a jëmee ci borom. waaw mais loolu taxul aussi journaliste bi war a def lu ko neex. li may wax nii mooy journaliste bi nga xamante ni xam na li ko war mu di ko def. moo tax mais est-ce que maanaam suñu ñor suñu ñor ak responsabilité bi nga xamante ni yaa ngi donc ci wax pour que journaliste bi xam ko est-ce que yegg nañ ci niveau boobu. bi nga xamante ni su amee parce que man nga def mën naa tey def benn affaire ñu wax ma ne damaa jum. xam nga li tax métier mi mat a xoolaat journaliste yi xoolaat seen toogaay mooy loolu mooy journaliste bi nga xamante ni tey man moom laa défendre tey jii ci sa émission bu am solo bii nekkul n'importe quel journaliste du n'importe qui waxuma journaliste boo xamante ni tey politiciens yi dañ koy jënd. def ko mercenaire te bari na di la balancer information pour nga jàllale ko te yow li ngay jàll si yow nekku ci koo xamante ni dafa bëgg a faagaagal adversaire politique jaar ko ci yow pour faagaagal ko loolu ñooñu daanaka même bu ñu nekkee journaliste de profession aussi vraiment topp ñu seen conscience wàcc nañ seen yoon. waaw wàcc nañ seen yoon ñooñu taxu mooy taxu ñu ñuy wax képp koo xamante ni tey jii da ngaa am information mu jóge ci politicien bu mu sos créé ko pour jéem a néewal doole wala boog jéem a yàq deru adversaire politique am journaliste bu ko génne bu nekk kooka moom yoon dina am droit nag bu tëj ko kooka moom kay werandi ko parce que kooka man boobaa ci sama moojam man nekkatul journaliste parce que journaliste bu demee ba toog gis nañ ko fii ci suñu réew mi ay journalistes yoo xamante ni daanaka demoon nañ ba nekk référence ci Sénégal ñëpp di leen joxoñ ci seen courage seen fit seen investigation di informer juste et vrai ba nit ñi naw leen ñu xëy dem ànd ak benn parti politique nga dal ci seen kaw ñun non man nekkatuma journaliste bàyyi naa journaliste mais am na ci Sénégal bëri na fi trop xoolal tey jii journaliste yi nga xamante ni ñoo fi nekkoon avant 2012 Cheikh Baye nga xamante ni tey jii télé boo taal ñu ngi ci plateau yi suba boo xëyee page boo ubbi seeni film nga fay fekk ñuy signé ay articles de presse di dal di wax ñooñu te anañu pouvoir dafa ñëw rek ñoom ñëpp ñu doon ànd ak pouvoir boobu ñi nga xamante ni tey ñu ngi xëccoo réew mi actuellement am na ci ñoo xamante ni fi mu nekk ni tey jii ñi leen di attaqué du ñu seeni moroomi politicien mais ay journalistes seen bopp ñu leen di attaqué bu boobaa nag doo xamati journaliste bi doo xamati kii journaliste la wala politicien la moo tax ma yaakaar ni dépénalisation boobu dépénalisation la boo xamante ni vraiment réew mi war nañ cee mën a d'accord bu ñu xamee rôle bi nga xamante ni journaliste bi ñu war a tuddi journaliste mi ngi koy jouer ci société bi bu fekkente ni juum nañ ko diffamer am nañ ci droit am na aussi li nga xamante ni mooy droit de réponse am na ki nga xamante ni moom lañ tuumaal am na droit tontu dàq tuuma te boobaa journaliste bi il est obligé mu génne ko ci même fa mu ko binde woon fausse information ba ki ñu bind ci moom moo am droit ñu jël la mu tontu ñu génne ko foofa waaw comme ni nga xamante ni aussi tamit mën nañu créer kuréel goo xamante ni yaakaar naa sax bu am na ñoom Baye Sidi Mbaye yaakaar naa ak ñoom Mame Less Camara suñu mag yooyu yaakaar naa ñoo ko jiite nga xamante ni léegi ñoom ñooy dox diggante journaliste bi ak nit ñi nga xamante ni tey bu ñu waree sanctionner journaliste ñoom ñoo koy sanctionner ñoo lay bu ñu la waree yedd la jéem laa tegaat ci yoon ñoo lay tegaat ci yoon parce que métier moo gis nag vraiment dina am. quelques dérapages c'est un tribunal bopp. waaw mais tëj bi gaa moom mi ngi am parce que ba tey ñi ñu ngi tëj ay journaliste mais journaliste ba ñuy tëj mooy ban journaliste jaaduwul nga tëj journaliste parce que dafa informé dafa wax loo xamante ni yow neexul en tant que pouvoir jaaduwul nga tëj journaliste parce que yow da ngaa nekk homme d'affaires bu bëri ay millions bëri xaalis. journaliste bi def investigation ba am ci yow information yu leer loo def loo xamante ni nekkul lu defu mu génne ko publier ko ci journal wala mu wax ko ci rajo wala mu wax ko ci télévision nga dem jaar ca suuf dem neexal ay nit ñu oo ko jàpp ko tëj ko façon yu mel noonu moo tax journaliste dafa yore métier mu fort ba pare métier mu am solo ba pare te néew doole
moo tax ñu ni nañ ko bàyyi mu mën a def liggéeyam. ñëw na doole waaye armam kii ne de. waaw arme yi mu yore. waaw baax na lool mais quand même dafa néew doole parce que bu arme yi nga xamante ne moom la yore moom mooy arme boo xam ay arme yoo xamante ne dafay jëriñ askan wi dafay informer askan wi maam léegi dafay nekk koo xamante ne léegi dafay alerter dafay dox diggante ñi nga xamante ni mooy exécutif ki yore pouvoir yore doole ji moo koy bu alerter moo koy wan ni ko defee nii defee ne le bul defee nii yaa ngi bew attention nguur ne wërta indi ak mbewte te lii boo ko defee ak mbewte lay indi façon yooyu journaliste di jouer ci société bi fexe ba buur xaw a ragal bu bëggee def dara ni naa not journaliste yi boo def mu ko génnee ñu bu subaa dañu koy titre de moo tax mu nekk métier mu am solo moom tamit di rôle am ci société nekk rôle bu am solo Cheikh Baye moo tax ñoom politiciens yi ñoo dem ba gis ne dépénalisation bi war naa am lu war a nekk la. waaw journaliste yi aussi tamit dox ko mu nekkoon nag lu jafe ndax même député yi boo demee ci assemblée d'accord lu ñu woon waaw parce que ñoom aussi tamit ay politique dañu fi nexaaye xam nañu seen i faiblesse ak seen i yu baax xam nañu yu baax xam nañu boo yeneen yi aussi te seen relation toujours ak journaliste yi nekkul toujours boo relation yu amicale noonu lool léeg-léeg mu nekk relation yu xaw a heurté tuuti comme ñi nga xamante ni moom la amee diggante journaliste bi ak pouvoir rek toujours liggéey wala métier bu nekk léegi-léeg dinay am ay jafe-jafe ki ay gàllankoor yoo xamante ni dafay ànd ak moom léegoo-léeg mu métti léegoo-léeg mu xaw a woyof yow nga nekk directeur général Sahwa mu nekk journal boo xamante ne bilingue la day génn ci maanaam arabe ak français la ak Horizon Nouvelle boobu arabe la maanaam journal yi nga xamante ni dañu génn en langue arabe fii ci Sénégal lan mooy seen jafe-jafe bu dee am na. moom la jafe-jafe yi bi ci njëkk mooy manque li ñu tuddee culture bu d'achat bu arabisant bi xaw a ñàkk ñu baal ma maam ki jàng arab ci Sénégal daanaka lu nekk rek da ko jàppee ni dañ ko war a maye rek mbirum l'islam rek. ay foqara leen moo tax. waaw foqara nag waruñu koo nekk même bu ñu nekkee ay foqara aussi war nañoo am culture jënd. waaw maanaam léegi am nañu maanaam léegi li nga xamante ni mooy pouvoir bu d'achat comme ni nga bëri nañuy jënd ay journaux yi génn ci français te daanaka du ñu am dara sax am na ñoo xamante ni ay étudiants lañ mais bu ñu xëyee pour bëgg a am information day jëm ci kees jënd. est-ce que yombaay bi ci prix bi aussi du ci jouer rôle. yaakaar naa ni sax bu damay wax rek pour xawlaa tooñ en tant que ab arabophone mais journal li koy doxal dëgg sax nekkul vente bi xam nga ñun suñuy jafe-jafe fi mu gën a nekk Cheikh Baye mooy ñàkk a yemale gu état du Sénégal di yemale entre ñiy tas xabaar ci wàllu tubaab ak ñiy tas xabaar ci wàllu arab ma jox la benn exemple am na lu ñu tuddee aide à la presse nga xamante ne tey jii képp koo xamante ni da ngaa amee organe de presse maanaam organe bu ne Sénégal rek da nga ci am droit tey jii fépp foo xamante ni joxe nañ fa journaux yi génn en français 10 millions 15 millions 17 millions 20 millions journal arabe moom bu ñu ko joxee la ëpp ci lañ koy jox mooy 1 million yemul rek sax ci journal arabe même koo xamante ni da ngay génn journal boo xamante ni sax c'est un journal islamique ñaare comme islamique ci rek 500 000 lañ ko war a jox wala ab 1 million lañ ko war a jox tant que autorités yi demuñu ba xam ni journalisme la rek tas xabaar la amul différence. tey jii bëri na ay chef d'état européen yoo xamante ni day daw ci gannaaw chaîne Al Jazeera pour am interview Donald Trump bi nga xamante ni tey jii moo nekk président bu États-Unis tey jii dañuy siiw tey Al Jazeera ñëw interview ko te Al Jazeera ci arabe la donc mbir mi nekkul ci langue puisque tey jii le président de la République Macky Sall wala boog ministre bu mën a nekk ci ay ministre am tey jii nga ñëw interviewé ko mu jaay Sénégal destination Sénégal nga génne ko ci monde arabo islamique wala nga génne ko surtout ci pays golfe bi xoolal lan la mën a jural Sénégal ci ay njëriñ.
kon yéen a ngi am moyen seen journal muy génn ma Sénégal. ma ngi fay dem tout le temps ma ngi fay dem parce que réew mu nekk bu fàtte ni am nañu fi ay ambassade am ambassade yoo xamante ni dañu abonné même ci suñu journaux yi donc bu génnee da nga koy yóbbu alors yóbbu ko ci seeni réew ambassadeur toujours moom ministère affaires étrangères réewam daanaka moom lay communiquer directement lu ñëw lu nekk dañ koy jël yónnee ko fa bu dee journal buy génn fii même yi génn ci français parfois day dem rawatina nag boo xamante ne bu arabe la nga xamante ni duñ soxla ku leen ko traduire du soxla traduction dañuy génn ñu jël ko yóbbu ko noonu donc war nañu bàyyi xel daal ci ne ñun duñu ay arabe mais aussi duñu ay français bu doon suñu li jaadu woon tey mooy ñu am langue écrite kenn ku ci nekk sa journalisme nga defee ko ci langue bi nga xamante ni moom la ñu moom waaye comme malheureusement amuñu langue écrite wax dëgg yàlla ku nekkee sañ nga génnee sob journal ca langue ba nga xamante ni gis nga ne moom alors moom ci nga gis sa bopp moo xam muy presse sénégalaise d'expression française wala mu nekk presse sénégalaise d'expression arabe man damay bañ di wax naan journalu arabe ndax journal bi arabe yi moomuñu ko parce que information yi ñuy génne information Sénégal la donte ni langue bi langue arabe la comme ñi nga xamante ni aussi bon journaliste français amul journaliste sénégalais mënta nekk journaliste français journal bi muy génne mu ngi koy bind ci langue française waaye nag information yi muy joxe moom Sénégal la koy jëlee donc yëf yi nekkul ci langue yëf yi ci compétence la yëf yi ci fexe ba am jikkoy journaliste la yëf yi fexe ba rôle bi nga xamante ni moom nga war a jouer ci société bi li société bi di xaar ci yow en tant que journaliste en tant que kuy tas xabaar nga fexe ba rôle booba nga jouer ko ni nga ko war a jouer bëri na sax léegi sax dem nañ sax ba parfois yenn journaux yi boo demee ministère de la communication daana gars yi que séddale nañ ba pare bëri na néew na journal arabe bu ciy ama man gedd naa ko fi ñaata yoon ma dem ñu oo ma ni ma ñëwal aide à la presse ma ñëw jox ma 1 million ma delloo leen ko parce que mënu ma concevoir journal boo xamante ni daanaka li mu représenté ci Sénégal moom bëriwul nga yëkkati 15 millions jox ko man may informer di fexe dëgëral relation Sénégal ak monde arabe relation diplomatique relation politique ci li may bind su ma demee ñu invité ma ab colloque wala benn conférence internationale su ma demee ma représenté fa Sénégal ak sama journal ngay dem bay séddale di ma jox 1 million kee nga koy jox 10 millions wala nga koy jox 15 millions damay bañ ma gedd ko bàyyi ko dem parce que journal bu caaxaan passé dëgg loola dafa rafet rek ñu ni kat aide à la presse la yow Sénégal la nga comme ñëpp yaa ngi génne am nga organe de presse ni ñu joxe ñi noonu lañ la war a joxe mais lay doxal journal dëgg mën naa ne du vente du aide à la presse bii ministère bi di joxe mais yeneen mbir mooy li nga xamante ne mooy joxal. ki wàllu publicité moom fu ngeen ci toll parce que loolu bokk na ci li leen deq xaw a dëgëral tuuti. waaw publicité nag moom vraiment yàlla def na alhamdulilah rabbil alamin fexe nañ ba am nañu ay relation ak ay société yoo xamante ni sax même mën naa ci citer banque islamique du Sénégal mën naa ci citer port autonome de Dakar mën naa ci citer Expresso mën naa ci citer yeneen sociétés yoo xamante ni lu demee ni kii Sénat assurance ay suñu ay annonceurs yoo xamante ni dañuy accompagner ci alors di ñu jox ay publicité pour ñu mën a continuer di exister ñooñu aussi vraiment ñu ngi koy def te bëri na ñoo xamante ni dañuy ñëw ci yow sax jënd ci yow ay page publicitaire maanaam dégg li ñu tuddee publi reportage ñooñu léegi man damaa soxla 3 pages pour xamle sama structure ñu gën koo xam parce que monde arabe léegi ñëpp leen soxla waaw surtout pays yi nga xamante ni ñoo jaxasoog Sénégal lool te dimbali Sénégal ñooña war nañoo tax vraiment l'état du Sénégal gën a bàyyi xel li nga xamante ni mooy arabe ak arabophone ci Sénégal parce que fi nihaay nag duñu ay arabe ñoom mais ay sénégalais lañu bis bu ñu demee ba sénégalais bi autorité bi wala sénégalais lambda bi dem ba complexe bi ne ci moom bi français yi def ci moom deñ te mooy gëm ni lu dul tubaab rek baaxul bis bu demee ba deñ rek Cheikh Baye yaakaar naa ni réew mi dina gën a baax parce que boobaa doomu réew mi kenn ku ci nekk dinañ ko boole dinañ xam ni Sénégal benn bopp la kenn mën koo xar ñaar. te kenn ku ci nekk am nga rôle boo ci war a jouer. xam naa waaw jox nañ ma signal ni ma ci benn minute rek laa bëgg nga tontu ma tey boo doon ñu defal portale journalisme ci Sénégal ba ban image nga ñuy jox image bu fulu bu rafet lool wala bu xaw a xajam. wax dëgg yàlla malgré li ma wax lépp nag ci journalisme
vraiment journalisme nag mi ngi def mi ngi def liggéeyam Sénégal nag bu baax a baax. muy avancé am nay faay. am na ay dérapage certes kenn du ko wérante waaye nag ku xooloon Sénégal démb xool Sénégal tey xam ni vraiment journalisme mi ngi joué rôle bi nga xamante ni rôle bu am solo la ci paysage médiatique bi. tabarkalla sa dernier mot. dernier mot bi daal mooy gërëm ñaanal d'abord suñu xarit Ben Bass Diagne yàlla xare ko àjjana ndax moom tam vraiment ku contribuer la ci li nga xamante ni mooy paysage médiatique fii ci Sénégal vraiment ci ay kër yooyu mu taxawal yooyu yëpp pour bëgg a contribuer ci démocratie ak liberté d'expression ci Sénégal ñu ngi ñaanal yàlla fu mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu jógee di gërëm ñi nga xamante ni tey jii mooy ay doomam ay collaborateurs yi nga xamante ni ñoom la bàyyee tey kër gi di nuyu encore di sant suñu xarit Cheikh Tidiane bi tey di nuyu suñu mbokk ma fa suñu xarit ya fa nekk yëpp di la nuyu yow aussi di la gërëm Cheikh Baye Tuuti vraiment ci sa taxawaay bu rafet di wax ma rek diina ji waaye même ci wàllu média yaa ngi ci dox jéego yu am solo di gërëm nag encore mais li ñu tuddee mention spéciale pour ñi nga xamante ni ñooy suñu techniciens yi ci liggéey bu rafet bi nga xamante ni ñu ngi ko am def nañ ko fii tey waaye tamit di ko def tout le temps nag wax dëgg yàlla ci fépp fu ñu fi mën a nekk ci kër yi tas xabaar ci Sénégal. jërëjëf. jërëjëf al Oustaz Fadel Gueye directeur général bu Réveil di génn ci arabe ak ci français ak Horizon Nouvelle di génn ci arabe moom moo nekkoon ganu Nidaawul Iman nekk fii ci Scat Urbam ñu ngi lay gërëm bu baax ci temps bi nga xamante ni may nga ñu ko dalal ñu fii ci sa biir ci sa biir liggéeyukaay ak say collaborateur donc encore une fois ci turu RDV ak ci turu Desk Islam bi ñu lay jërëjëf di la ñaanal yàlla may la ndam ci liggéey bi nga xamante ni ci nga nekk vraiment fierté nga ci képp ku nga xamante ne artisan nga parce que gis nañ sa taxawaay seen liggéey lépp gis nañ ko rafetlu nañ ko ñu ngi lay ñaanal najaax ak tawfiq bi isnillah mu doon seen émission ni daal iman fii ci RDV ñu di leen dig dajaay alxames bi di ñëw di jërëjëf équipe technique bi ñu àndaloon wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.